bor yi di ñu tëj ba tey jii ñun mënatuñu rëcc ñun dundatuñu néew ci doole lañu xacc. mbokki téléspectateurs yu la chaîne sénégalaise la LCS am nañ mbégte loolu teew fii ni ñu koy defee àjjuma bu jot bu 21h30 jotee maanaam 9h30 ci seen émission amul nëbboo nag ni ngeen ko xamee fii la lépp di leere lépp dañ koy saytu xool ko am ay kàngam yu ñu invité ñu leeral li nga xam ne noonu la dëkk bi di doxee tey nag ki ñuy dalal mooy madame Marième Badiane mu nekk ministre d'État jiite it li nga xam ne moo di kuréelu femmes yi nekk APR ñu di ko wax mouvement des femmes APR salaamaaleykum madame Badiane. waaleykum salaam. madame Badiane tur bi defe naa moom la nit ñi gën a xam que jëmm ji. tey boo doon wax sunu téléspectateurs yi madame Badiane mooy kan. ak sa tur dëgg-dëgg nan la d'abord. ma nuyu leen d'abord nuyu yéen ñi ñëw nii nuyu téléspectateurs yi may xool. sama tur dëgg-dëgg ñi ngi ma gën a xamee ci Ndeye Marième Badiane Ndeye Marième Badiane parce que sama maam lañ ma tuddee mais Ndeye la ñuy wax bizarrement alors man doomu Ndakaaru laa damay faral di wax ajoor bu wex xàtt laa doomu Kajoor ak Bawol laa waaye fii laa juddoo ci Ndakaaru à la rue de Denain ma juddoo Ndakaaru fii Alaaji Amat Lamine Diène grand imam de Dakar moo ma tudd fii sang ma ci géej gi man damay wax sax dama faral di wax toujours ne lébu yi man lébu laa ndax sam papa bi mu ñëwee jógee Ndar moom cosaanam du Ndar sax waaye Ndar xam nga kenn dukku fa ñu bari dañ fa dem bi mu jógee Ndar ñëw Ndakaaru lébu yi ñoo doon xaritam Alaaji Amat Lamine Diène donc moo ma tudd sama doom sam papa doom bu mu mës a am Alaaji Amat Lamine Diène grand imam de Dakar moo ko tudd ba léegi ay mbokk lañu lu ñu xewle dama ciy dem lu ma xewle ñoom tamit dañ ciy ñëw lébu yi ak sama papa dañu jaxasoo woon lool ndax dafa nekkoon instituteur bu mu yàgg mu nekk ci affaire te boo ñëwee ci affaire ñëw fii ci Dakar foog ñi fi dëkk nga nekk seen xarit grand serigne de Dakar yal na ko yàlla yërëm Alaaji Bassirou Diagne ba mu jëlee soxna sax sama yaay la mayoon njëkke dégg naa bi ma gisee ma dugg ci politique fekk mi ngi feebar dafa yónni doomam bu jigéen mu ne ko demal jëlee li ma ko doom wax sama yaay dafa teel a gaañu sama yaay bi mu gaañoog léegi ça fait 42 ans mu ne ko kii doomu Xadi Sàll la demal jëlee li ma ko sama doom la dama bëgg a wax ak moom waaye aw ma chance ci diggante bi doomam moo ma ko wax ci dëj bi jigéen le temps mu ma koy dem di seeti yàlla def li ko neex mu ma am ci daal ma xam ne loolu la yàlla dogal voilà donc man Dakar laa juddoo même bu dee damay wax toujours ndax sama nonchalance dañ ma naan yow doomu Ndar nga ma ne bu leen ma ko waxati de man dëkkuma Ndar man Dakar laa dëkk doomu Kajoor ak Bawol bu dëkk Dakar laa alors donc ma juddoo Ndakaaru fii ci plateau à la rue de Denain jànge école primaire école Clémenceau toujours biir Dakar amee fa sama entrée en sixième ak double candidature dama defoon boobu aw ma sax âge dem école normale mais sama papa xam naa ne dafa bëggoon ma def internat mu ne naa def double candidature ma def double candidature dem école normale ma réussir entrée en sixième réussir le concours d'entrée à l'école normale des jeunes filles boobu école normale des jeunes filles ma nga Rufisque donc 60 ba 64 BPC maa ngi ko amee donc école normale de Rufisque boobu école normale Rufisque da ngay nekk institutrice mais ñu seet ñu dem ba à un moment donné ñu ne léegi dañuy tànn quelques-unes ñi ci moins âgés ak ñu jël leen ak ñi ci xaw a kii tuuti ñu jël leen yóbbu leen ñu def un cycle secondaire ñu yóbbu ñu donc bi ma amee sama BPC en 64 ñu yóbbu ñu yóbbu leen collège de jeunes filles ñi ñu yóbbu leen Ahmed Fall
donc sama seconde maa ngi ko defee au lycée Ahmed Fall de 64 à 65 bi ñu paree seconde nag ñu daal di jël normal yeen ñu yëpp ñu réunir leen yóbbu leen école normale de Thiès donc Thiès laa defee sama première en 66 defee fa sama terminale en 67 fa laa amee sama bac philosophique donc j'ai fait 7 ans d'internat yëpp en tant que normalienne juróom-ñaari at laa def ci internat bi ma fa jógee donc ñu dañ daan jël normalienne yi ñu yóbbu leen école normale supérieure ñu def fa CACG man yàlla ci dimbalam mu bokk ci 2 majors yi ñu yóbbu ma pour ma def un cycle long à l'université bi ñu demee 68 rek grève bi commencé xam nga xale xaw ma woon génn xaw ma woon kii ma topp grève bi ñu fekk ñun on était élèves fonctionnaires on avait 45 000 francs de bourse boobu temps boobu ñu bari seen salaire matul woon lool sax kon waruloo grève léegi nag ma dëgër bopp ne damay grève sama papa ne naa bàyyi grève ma ne man du ma trahir sama camarade yi grève 68 ku nekk déggoon na ko ma dëgër bopp ñu ne ma nag damay dellu école normale parce que élève fonctionnaire la étudiant fonctionnaire la waruma grève ma dellu donc pour def un CACG à l'école normale mais ma sentir ko comme une humiliation parce que man dañ ma yóbbu woon pour ma def de longues études mais bu ma paree foofu ma ne naa dellu pour inscrire yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko ñu may ma jëkkër en 69 mu yombalal ma yëf yëpp jëkkër boo xam ne du ma dugg bus du ma kii chauffeur may yóbbu ba foofu ma nekk entre les deux entre l'école normale supérieure et l'université. Université ban filière nga fa doon topp. J'étais département d'anglais laa nekkoon anglais laa doon def donc bi ma ñëwee université di def école normale supérieure di def université parce que c'était un défi pour man dama bëggoon a rek yeggale yàlla mi nga xam ne moo mën a dimbali nag may ma tamit borom kër boo xam ne bii bu bari woon yërmande la maa ngi jël émission bi di ko ci rendre hommage parce que fu ma yegg moom ma fa yeggal bi may sëy ak moom nekk première année boobu c'était pas évident waaye mu yombalal ma lépp musuma am coono du benn façon bu ma amee coono ndax moom mu fekk ma nanguwul ma sonn parce que daf ma ne sa papa dafa bëggoon nga continuer sa jàng même bu ma feebaree sax daf may obligé ne ma da ngay jóg dem jàngi parce que sa papa dafa bëggoon nga jàng bëgguloon nga sëy dafa bëggoon nga jàng alors ma boole ko nag aussitôt ma nekk jigéen ma ëmb donc mu nekk ay grossesse yu métti handicapé ma torop ci sama jàng mais ba tey moom mu jàpp ci rek ma def sama CACG ñëw continuer dem am une licence d'anglais au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop en 74 ñu affecté ma Kennedy comme professeur d'anglais bi ma demee Kennedy ma jàngale fa ba 76 moom yàlla def mu war a dem en France ma def abandon de poste man en 77 fekk que en France bi ma yegsee maa ngi nekk j'attendais mon 4e enfant maa ngi nekk 2 mois de grossesse feebar torop mu ne ma da ngay xaar ba nga accoucher nga soog a dem inscrire ma ne ko déedéet man duma bàyyi sama salaire bàyyi sama yëpp ba pare ñëw toog fii bàyyi rek ma góorgóorlu dama koy fàttaliku année yu métti la woon ak yu métti sama jàng ci France dafa métti woon parce que dama tegle ñaari ëmb bi ma ñëwee inscrit donc ñu ne ma da ngay dem Vincennes foofu ñoo bëgg nit ñu ñuul ñi boo demee ci yeneen université yi bëgguñu nit ñi ma ne leen nag je ne cherche pas les difficultés waaye man daal fi mu gën a baaxee rek laa bëgg bàyyi leen ma dem Sorbonne rek ma dem bi ma demee ma ne dama bëgg a gis le directeur de l'Institut d'anglais 5 rue de l'école de médecine le professeur Dirk à qui je rends hommage aujourd'hui alors bi ma ñëwee mu xool ma xoolaat ma xam naa def naan kii am na fidde ma ne ko man yow laa bëgg nga diriger sama mémoire de maîtrise
mu daan ne ma bindal ma 10 pages d'anglais dans le sujet bi nga bëgg a def bu maa ngi nekk jigéen bi ma daal di koy bindal 10 pages d'anglais daal di ko koy andil mu daal di lire daal di may yónnee ma jox ko sama adresse mu yónnee ma ko mu ne ma je vous prends votre anglais me paraît bon daal di may jël diriger sama mémoire ma accouché aussitôt war a soutenir sama mémoire maîtrise te pareegul bi may bind sama mémoire maîtrise pour dama lay fàttali damay wax rek ne sama année yu metti la dama doon tëdd parce que dama dem ba am 6 mois de grossesse ñu ne waratuma bouger parce que dama daan dem jógee Villiers-le-Bel banlieue parisienne la à 25 kilomètres du centre de la Sorbonne donc di dugg ci train bi di dugg ci bus bi alors ñu ne bu ma bouger te parce que dama fragile dama rédiger sama mémoire de maîtrise dama tëdd bi ma koy bind waaye nag toujours avec le soutien de mon mari mu jàppale ma lu ma bind mu yóbbu ko ñu tàppe ko dama accoucher rek daal di dem daal di soutenir sama mémoire donc perdre ma benn année tuba fakal la ci ndimbalam ak ci jàppalem ak ndimbalu yàlla surtout ndax yàlla rek mooy jàppale nit bi ma paree sama maîtrise anglais à la Sorbonne en littérature africaine sama rakk bu ñuy wax Moïse Badiane ne ma ndey bul continuer di def doctorat littérature da ngay def une spécialisation mu ne ma demal au Panthéon à Paris c'est toujours la Sorbonne nga def fa un DSS d'études économiques des langues ma def fa année bu métti la boobu dama daan xëy sama kër 6 heures du matin balaa may ñibbi si ci kër ga minuit passé fekk dernier train bi laay jël Paris pour ñëw Villiers-le-Bel bus amatul je faisais 1 kilomètre dans la neige te maa ngi nekk jigéenu biir dama tegle yàlla daf ma nattu ma tegle ñaari ëmb yi entre maîtrise ak DSS boobu donc je faisais 1 kilomètre dans la neige entre la gare de Villiers-le-Bel et la cité des Carreaux fi ñu dëkkoon alors su ma ñëwee damay jooy sama jëkkër na ma waxoon naa la ne nga bàyyi ba nga accoucher sama du ma mën a sax simi sama dàll yi moom moo ma koy simil man ma simi manto bi moom mu dindi ma sama dàll yi mu ne ma jooy matu ko comme yow yaa ko tàmm mais dafa metti woon sama doom yi daawuma leen gis lu dul le week-end le samedi bu xamee ne jàngewu ma sinon toute la journée dañuy ñoom ña nga école yàlla nag defoon na ci yërmandeem sama borom kër ba tey dama yóbbaale woon sama benn jànq muy jàng moom foofu aussi man may jàng moom tam muy jàng mais dans la journée mu mën ma yóbbul école xale yi donc mu nekk ma def fa sama DSS d'études économiques des langues c'était un diplôme très prisé alors bi ma paree diplôme boobu fekk sama jëkkër pareegul alors munu ma toog di xoole noonu maa ngi fàttaliku dama pare en juin laa pare sama examen bi avec mention bi ma paree sama diplôme bi les autres mentions je n'en ai pas parlé mes enfants bref boobu titre de gloire la parce que ci lu metti laa ko amee woon dama pare juin rek le 5 juillet ma accouché alors ma daal di toog ba ouverture des classes ma dellu Sorbonne parce que sama jëkkër pareegul bi ma demee Sorbonne ma ne léegi dama bëgg a faire valoir sama DSS bi comme un DEA ñu ne ma déedéet ce n'est pas possible parce que le DSS est technique ça s'appelle bien études économiques des langues donc c'est technique te fii littérature lañ fi def da ngay ma delluwaat ci sa kii ma defoon ki dirigé woon sama mémoire bi le professeur Dulc c'était le 18e de la Sorbonne mu ne ma si vous voulez faire partie de l'école des 18e am na benn œuvre boo xam ne bii nee nga da nga bëgg a éviter les sentiers battus lu nit ñi def lire ko bu la neexee ma diriger boo defee sa DEA après ma diriger la ma def sama DEA donc réussir ko ma jël livre boobu ñu ngi koy tuddee c'est sur la vie d'un grand bandit du 18e siècle anglais kon bu ñuy tuddee Jonathan Wild the Great dafa doyoon waar ba
ñu tudde ko noonu alors ma lire livre bi moo tax ñu bari dañuy laaj naka jigéen di mën a bind thèse ci un bandit de grand chemin c'est que boobu livre moo fa desoon boo xam ne bi kenn bindagu ci donc j'ai fait œuvre de pionnier donc man maa ci njëkk a bind ci livre boobu alors ma soutenir sama thèse donc en 84-85 en 84 après aussitôt ma ñëw à l'université de Dakar bi ma ñëwee tamit taxawaaluma parce que sama benn professeur maa ngi koy rendre hommage encore le professeur Makhtar Ba il a été mon professeur il a relu ma thèse il est venu jusque chez moi jël sama thèse ne ma yow dañ la soxla au département d'anglais daal di may recruter aussitôt en 85. mais département d'anglais boobu justement dem nga ba nekk njiitu département bi. waaw dem naa ba mujj nekk am naa fa 2 mandats. te élection la woon. te élection bi man dama taamu woon muy professeur yi rek élire ma parce que comme dañu doon wax ne xale yi dañ ma bëgg dañ ma fan noonu lañ ko daan waxee. buñ jógee di bind sama tur ci mur bi. ma ne sama assistante demal effacer ma ko dañ may booleeg sama collègue yi. alors comme étudiants yi dañ ma bëggoon mais sama ay collègues ci sama bopp seen bopp. ñoom ñoo ma choisir pour ma diriger département d'anglais ba. ci université boobu foofu nga dajeeg ci li ma yaakaar kii di Macky Sall. ndaje boobu nan la demee. en fait sama benn collègue bu ñuy wax Ousmane Sène di sama xarit lool moom tamit moo nekk directeur WARC léegi. moo ma ne Marème man dama doon def ay heures complémentaires fii ci Institut des sciences de la Terre léegi dafa am yeneen ñu may def ci feneen dama bëgg nga remplacer ma fa Ousmane jàpp ma yóbbu ma fa foofu laa taseek l'actuel président de la République le président Macky Sall. nu daje bi demee. dama ko doon jàngal te kat jàngal bi jàngal nga Macky Sall. jàngal naa ko waa jàngal naa ko jàngal bi sax jàngal bi sax bariwul c'est que moom dafa baax rek ak tamit yàlla am def ni ma amee cofeel ci moom mu am cofeel ci man am affection c'est comme ça qu'il le dit et c'est comme ça que je le dis aussi donc bi ma ñëwee 2 heures laa leen daan jàngal par semaine xam nga loolu ci cursusu ingénieur du dara mais fu mu toll daf may sagal di ma yëkkati xam-xam du tuuti waaw 2 heures rek laa ko daan jàngal par semaine et c'était le samedi waaye ci jàngal bi aussi jot naa ko ràññee ko ci yaroom yànnee ko fekk ñoom ñeent rek la ñu woon xam nga boobu étudiants yi barewuñu ma di leen woo les 4M Macky Meissa Maguette alors donc ñoom ñett lañu ñoom ñëpp ku ci ne sa tur commencé par M ma tuddee leen les 3M ñi ci des sax ñi nga université di jàngale à l'Institut des sciences de la Terre donc moom ci saasi rek dafa mel ni dafa am loo sentir ne kii yàlla boole na ma ak moom ci xol alors du ma fàtte mukk il était toujours très très bien habillé je me rappelle il portait un jour un costume vert de ma ne tiens cet étudiant est élégant xale mu nekk nii étudiant di solu bu kii doonu rek la yaru toujours au premier rang donc loolu mooy suñu première rencontre bi ñu demee ba ma gis ko dans l'arène politique aussi ma di ko faral suy jaar télé sax xale yi dañ ma naan maman kaay sa doom ñëw na quand il était dans l'opposition c'était un redoutable débatteur ku mënoon débat la woon ma kontaan ci ba bëgg a dee donc foofu la suñu dajee commencé yow noo duggee ci politique maanaam moom rek toujours rek moom moo ma ci dugal yàlla bi ñu tey xam na ne ku sama dans mes rêves les plus fous musuma woon xalaat ne dinaa dugg politique moom ci boppam moom xam naa yàlla rek yàlla mooy yàlla daf ma daan woo ne ma madame dama bëgg nga ñëw occuper les premiers rôles dans au PDS ma ne ko jamono boobu PDS la boobu PDS la ma ne ko sama jëkkër bëggul ma def politique su ma ñëwee sama jànq bi ne ma ministre bi de woote na fi bu ma ñëwee nee naa ko 11h ngay pare waaye balaa midi di nga yegg si bu may teg sama sac rek mu woote alors ñu dem ba mu ñëw université di fekk Aliou Sow ancien ministre da doon soutenir thèse am man maa ko njëkkoon di encadrer sax mais may voyager jox ko sama beneen kii jour thèse bi fekk Macky Sall
l'actuel président de la République il était premier ministre mu ñëw ma daal di ñëw fekk ko fi mu toog daal di koy nuyu ne ko monsieur le premier ministre mu daal ne aide de camp bi naa fexe ba mu gis ma alors dama dem rek à la primature ci saasi mu la jël sama bulletin de salaire boobu ñu ngi doon am ay 800 et quelques mille francs mu daal 880 xaw ma lan mu ne ma madame seen salaire yi moo gën salaire u kii nu mu tuddati conseil yi fekk ma ne ko dama bëgg liggéey ak yow alors bi mu xoolee sama kii ci saasi la jël acte bi ne def ma son conseiller sa conseillère spéciale ba pare nag ne bu ma kenn yóbbu building dañ ma wàcc foofu ci wetam j'avais le plus grand bureau à la primature ci angle bi noonu mu ne ma léegi naa toog foofu am na sax ay anecdotes yoo xam ne yi je vais passer dessus xam nga ça fait toujours des jaloux ma ñëw rek mu daan ne nañ ma jox bureau bi gën a mag nangam et cetera alors joxoon na ma sax oto yëpp fekk mu ne ma madame ndax am nga oto ma ne ko am naa oto kañ teewul mu jox ma oto mais oto ba sax dañ ko jël nekk naa fa ba jóge fa mosuma fa am benn avantage parce que dañ ma doon siis te man jomboon naa dem di ko nettali duñ ma jox sama carburant joxuñu ma sama téléphone joxuñu ma woon dara daal waaye bureau bi mu waxoon nañ ma ko jox sax toog nañ lu yàgg ba benn bis rek mu ne madame vous êtes contente de votre bureau ma daal di muuñ mu xam ne joxuñu ma ko mu daal di tout de suite mu mer ñu daal di ma koy jox ma toog nag man tamit xam nga dama xaw a sant Badiane ma toog une semaine demuma ñu ne ma ñëw rek ñu daw si madame ñu ngi lay seet ñu ngi lay defaral nañ sa bureau beeg yooyu yëpp man ne leen li ma soxla yëpp waaye ñu daal di ñëw wan ma bureau bi lu nekk nga fa frigidaire nangam bureau bi moo ëpp salon bi alors ñu ne ma léegi loo bëgg rek na nga ko laaj man ne leen lépp lu ma soxla pour liggéeyal ko am naa ko au département d'anglais xam nga këyit ak bic rek mooy soxla pour bind ak di xalaat tuuti man leen li ma soxla yëpp am naa ko au département d'anglais ñu ne waaye fii primature la nekk naa fa ba jóge fa musuma faa commandé un bic ou une feuille wala dara ñu ne da nga war a laaj ma dara waaye mu ràññee ma ci sama liggéey bu baax parce que bi ma duggee ci loolu dafa am sama benn càmmiñ bu ñuy wax sëñ Babacar Mbacke di sama rakk ñu bokk ndey muy sama xarit mu dem andil ma un cabinet damay def maag sama rakk Babacar Ndiaye ñun ñett ñooy liggéey ak cabinet bi ba ma rakk bu ma bokkal ndey mooy kële toog na la ci salon ba may def ay article di bind di ko contribution xam nga man boo man liggéey je suis une vache de labeur soo ma santee leen na dootuma am nelaw dootuma am tayal damay dem jusqu'au bout ba mujj gi mu ne ma Wade président Wade daf la bëgg a rencontrer parce que papier yi ngay bind ma ne nag man comme nag dama war a honnête xalaatu politique yi du sama xalaat cabinet bii di ma conseiller mooy xalaatu politique bi fond bi nag la forme nag c'est moi man bu ñu bindee man maa koy corriger Babacar ak sama rakk ak may dégg dama bu ñu bindee ma daal di jël daal di mer xoos nangam mais xalaatu politique yi moo jaaxloon Wade fan la jóge le deuxième mandat de Wade en 2007 suñu papier ñoo ko def alors maa ngi fàttaliku sax bi ñu am na benn réunion bu ñu doon def foofu ci King Fahd Palace maa ngi war a def sama résultat yi aide de camp son actuel aide de camp qui était son aide de camp en son temps woo ma ne ma le premier ministre est très satisfait de vos papiers tata parce que tantam la aussi ndax papaam laa doon seyal mook sama doom yi ñoo bokk baay mu daal di ma ne léegi dafa bëgg nga ñëw ma ne ñëw man damay def sama résultat damay joxe sama résultat yi étudiants yi man du moom Makhtar Ba bi ma lay wax qui a été mon professeur qui m'a recruté daan na ma Ndeye Marème buñ la woowee ci façon yu kii cercle yooyu da ngay dem bàyyil ma yeggale la liggéey bi te sama professeur la woon de il a été plusieurs fois chef du département mu daal ne ba demal ma génn mer ndax li ma bàyyi sama liggéey ma taxaw boobu ndekete yàlla may nattu fenn ma ñëw taxaw génn gisuma sama chauffeur sama benn collègue yóbbu ma dem
am lu ma fa lijjanti lu am solo keroog maa ngi soj sax nii mu daal di jóg dem andi garab jox ma naan maa ngi xaw a mer tuuti ndax li ma bàyyi sama liggéey ñu ñëwee am koo xam ne dafa infiltré woon PDS boobu temps ci autour de la table man maa ko je ne l'ai pas démasqué non waaye dafa wax loo xam ne lii alors ci saasi rek ma ne kii du nit ku ñu bëgg avancer kuy tëb ne voilà parce que ci benn sujet la woon mu ne waaw dañuy wax ne sax Wade ak premier ministre xaw ma waa PDS dañuy détourné nangam ak nangam alors waaye ñun nañ ko nangu nee na nañ nangu loolu waaye ñu ne ñun bokkuma ci ma ne ko ñun du bokkuma ci du man rek bokkuma ci àgg gën ma ne ko mais man musuma lire wala ma dégg fenn fu ñu ne Macky Sall le premier ministre dafa détourné wala dara daa di am ay argument yu ma génne daa di koy démanteler ci saa si démonter ko ba keroog la mujjee ñëw ci réunion ba c'est plus tard qu'on a appris que c'était une taupe qui était venue au PDS man tout de suite bi ma toogee rek je suis très intuitive nag may sentir ay yëf ma toogee ci mu déglu ko dégluwaat ko rek laa ne kii li muy wax jëmul kër parce que fi mu ñuy jëmee wax leen lii te ngeen wut beneen argument buy wax ne même si nous détournons voilà noonu la ko waxee même si nous détournons nous produisons des résultats qu'est-ce que ça veut dire ça assumer qu'on est à la tête de ce pays on est premier ministre ngay assumer ne da ngay détourner de l'argent et tu te targues du fait que yow yaa ngi joxe ay résultats ma ne déedéet bon bref donc c'est là-bas que j'avais commencé à faire mes preuves peut-être alors bi ñu ñëwee nag ba mu nekk à l'Assemblée nationale toujours ci sama politique de en tout cas joxe woon na sama tour pour ma nekk ministre mu demee nen na man maa foccul sama kayit donc je ne suis pas entrée au gouvernement de Wade et tant mieux d'ailleurs voilà après nag gannaaw loolu Macky Sall samp na partem daal di jël li nga xam ne moom mooy responsabilité femmes yi dénk la ko te d'habitude ñi ñu daan gis sax ci parti yi ñuy yore jigéen ñi seen njàng du demee noonu maanaam ci wàllu français yow nga nekk intellectuel ba pare jiite jigéen ñi loolu nu muy doxee noonu pourtant nag jafewul xam nga li tax jafewul jigéen ñi boo leen defee ni seen bopp sa bopp rek da ngay ànd ak ñoom te man comme dama tàmmoon yore ay étudiants mën a déglu j'ai le sens de l'écoute man bu ma toogee ak yow dama lay déglu ba nga wax ba pare xam nga nit bu waxee rek feeñ di nga xam fi mu féete yow di nga ko mën a wax fi nga féete yow mën ko bu dee da nga ko war a jubbanti nga jubbanti ko jigéen ñi looloo tax sama ànd ak ñoom amul benn jafe-jafe parce que ñoom dama leen di déglu toujours dama leen di déglu ndax noonu laa doon doxaleeg sama étudiants yi dama leen di déglu bu ñu dégloo nag ba pare ma ne leen the last word is mine wax ngeen ba pare man maay mujjee wax nag moo waxee kenn dootu ci tegati baat waaye dinaa leen déglu jigéen ñi tamit noonu laay doxaleeg ñoom dama leen di déglu boo leen dégloo nit boo ko wanee joxee gëddam rek day mën a ànd ak yow donc fondamentalement vraiment sauf que bien sûr au début am na ñu ñëwoon ne ñoom ñooy jigéenu Macky parce que ñoo dëkk Fatick ñoom ñoo nangam ñoo war a jiite jigéen ñi borom lunette yi tubaab la du ñu jiite ma ne leen tooñ ngeen ma de tubaab boobu ngeen wax rek moo mën a xari duma tubaab moom jàng naa tubaab waaye duma tubaab voilà donc ba pare nag Macky ci opposition bi daf ma jiital ba pare jàppal ma nanguwul kenn ku ma tudd du góor du jigéen kenn du ma tudd loolu sax xëy na moo tax mu demee nii tey musul nangu ku ma tudd yaa ngi naan duma tubaab waaye am na initiative bu am solo bu ngeen def fan yi bi màggal tubaab bi jubse maanaam dem seeti ñi nga xam ñooy sët yu jigéen yi sëtu sëñ tubaab yu jigéen yi def ngeen ko aussi à Tivaouane initiative boobu fu mu jógee ci soxna njiitu réew mi ci moom la jógee parce que xam nga moom dafa nekk nit koo xam ne kii ay dajaleeg ay denc bagage soxalu ko moom dimbali nit ñi rek surtout jigéen ñi loolu moo ko soxal
damay wax te yàlla rek tax ndax man lu ma gëmul rek duma ko wax donc ñu demal ko ci soxna yi bi ñu demee ci soxna yi nag ñu am ci lu sut suñu yaakaar parce que dañu dem ci benn soxna ndeysaan ku tudd soxna May sëñ Abdou borom dër bi moo ko jur mu wax lu daw sama yaram keroog jooy naa fa ñaari yoon parce que man sama xol dafa gaaw a tooy d'abord dama dem ci koo xam ne kii sama njëkke la moo doon sama deuxième njëkke di sama cousin wu jëkkër bi gaañu jur sama doom yi ñu wax fa ba sama xol moom mooy magu xalif actuel bi muy soxna Asta Mbàkke ñu jóge fa dem suñu avant dernière étape ci sëñ soxna May bu sëñ Abdou borom dër bi mu ne soxna Marème Faye day bàyyi nañ ko ak sëñ Touba parce que dafa am benn jamono nee na sëñ Touba yal na yàlla yokk leeram di wax ak maam Cheikh Ibra Fall daan ne ko man de sama jigéen ñi daal ñoom dañ leen di bàyyi fële rek duñ leen jox lii duñ leen def lii waaye xaaral danaa def ci ñoom lu ma deful ci góor ñi moo tax ñuy wax ne ñaanu soxna yu jigéen ñi moo dafa am solo dafa am solo torop loolu ci làmmiñu soxna si laa ko déggee alors muy ñaanal nag di ñaanal soxna njiitum réew mi di ko ñaanal ba sama yaram daf doon daw te kooku it dama am sax mbokk bu ma sédd ak moom déjà donc loolu dañ ko jublu woon ci rek suqali jigéen ñi parce que jigéen ñi ñoom ñoo gën a ñoo nekk ci kër yi même bu ñuy def politique sax soxna yee ñuy gën a jàppale ko ñu góor ñi donc loolu soxna madame Sall Marième Faye daf ko def toujours rek pour jàppale jigéen ñi moom loolu rek moo ko soxla. def ngeen ko Tiwaawan tamit. waaw bi ñu ñëwee nag bi ñu jógee Touba ñu dem kii ak moom defal ko compte rendu mu invité ñu à déjeuner mu gis même avant ñuy jógee Touba parce que Touba def nañ ko vendredi samedi dimanche lundi ba mardi à 6 heures du matin la ñu yegg si fii bi ñu ko defee mu gis ne am na impact mu ne dañ koy def da kon dans les autres capitales religieuses moo tax ñu def ko Tiwaawan def ko Njaasaan def ko Thiénaba def ko Kaolack donc dans toutes les capitales religieuses def ko Thiès aussi Thiès dem nañ fa ci famille Aydara yi dem ci famille Njëgeen yi dem ci famille Njaay bu nekk foofu benn ku ñuy wàll yu bu yàlla baaxal foofu donc dem nañu ci famille religieuse yëpp dem nañ fa. waaw léegi nag dañuy dugg ci wàllu aspect yi nga xam ne moom la ñuy woowee aspect purement politique mën nañ ko woowee noonu. ak li nga xam ne moo yëngal jamono fi mu toll nii muy kaaw Mimi Touré. yow sax boole nañ la ci nit ñi nga xam ne. ñooy xeex Mimi Touré ndax ñu jëlee ko fi mu nekk. asbunallah asbunallah man Mimi Touré loolu lu ma naqari la nag. parce que man Mimi dafa am ku ma wax mu ne dafa am benn kii bu ñu ne. Madame Badiane dafa bañ Mimi ak ma kaa bëgg dama j'ai beaucoup d'affection pour elle parce que sama mbokk la Mimi sama mbokk la d'abord. lu ngeen bokk. Mimi sama ay nijaay ñooy cousin germain xam nga maa ko mag téeméeri yoon waaye ma tante laa koy woowee moom may woowee ma nièce ndax sama nijaay yooyu sama benn maam boo xam ne daf ma daan uuf ma am beaucoup d'affection muy maam Talla Xaar Seck doomam yu góor yi seen yaay ak papi Mimi ñoo bokk ndey ak baay donc sama ay oncle maternel ce sont ses cousins germains xam nga comme sama ay nijaay ay cousins la ñu moom sama tante la et je l'appelle affectueusement ma tante mu may wax ma nièce tout en sachant que maa ko mag foofu donc il y a des choses qui se sont passées certes parce que politique la waaye man dama am nu ma yàlla binde man boo ma defee lu ma naqari damay janoog yow ci sutura ak ci teraanga nga ma wax la ko. maanaam doo xeex ci presse bi. non maanaam ni ñu koy waxee ay faucon di jaar ci suuf di. non jiiñ nañ ma ko sax ne man maa yabaloon xale yi ak cadre yi pour ñu ne man maa légitime pour premier ministre yàlla rek moo ma sedde yàlla mi ñu tiim xam na ne man du ma attaquer Mimi dans le dos. bu ma amee li ma ko waroon a wax nag wax naa ko mais ça c'est de l'histoire ancienne jeex na. mais j'ai beaucoup d'affection pour elle. du ma def ay kabal nit mënuma ko xaw ma ko sax. te président Macky Sall
ku ko yeewoon xaaju guddi sax ne ko man damay def ay kabal contre nit da koy weddi ba mu set bi ma defee sama interview bi puisque nit ñaa ngi koy wax tamit dafa génn ne ça c'est madame Badiane daf ne kii moom la xam na ce dont je suis capable. mooy ba nga amee lu la naqari ba presque nga xaw a gedd parti bi. voilà waaw dama ko wax carrément. waaw parce que nit laa nag. damay am lu ma neex di ma am lu ma naqari ba ma amee lu ma naqari nag ñu tendre ma micro. wax naa ci li ma xalaat ba ma toogee ak moom waxtaan nañu nit ak comme je l'appelle doomam sama doom la mais on est en politique donc li ma naqari ma wax ko ni mu mën a demee mu wax ma ko Mimi tamit mu won ko ne kii seen kilifa la yéen ñëpp ci parti bi kon da ngeen war a ànd liggéey te comme déjà cofeel amoon na sama diggante ak Mimi yii di xew temps yi ñuy wax ay cabale contre Mimi je prends Dieu à témoin yàlla suñu borom rek laay jël à témoin ni de près ni de loin laalu ma ci taxewu ma ci yàlla mi ñu tim xam na ko moi j'ai beaucoup d'affection pour Mimi amoon na nag ay jafe-jafe politique ay jafe politique mais bu loolu jeexee je prends Dieu à témoin encore une fois parce que man yàlla laa gëm xam nga Macky mooy leader mais lépp ci loxo yàlla la nekk am na lu soxnaam wax te muy du waxu xale daf ne madame Badiane lu la Macky yéene te yàlla tudd ko du am ba tax na dama yaakaaruma ne kenn moo ma xañ lenn ci moom mais vraiment qu'on dise que je n'aime pas Mimi wala dafa madame Badiane dafa ki gën a non vraiment loolu daf may metti trop. loo xam ci ñi ne poste premier ministre sax war nañ ko ku mel ni Mame Mbaye Niang ne war nañ koo supprimer. man je ne suis pas de cet avis que ñu koy supprimer parce que poste premier ministre lu utile la dafa nekk genre rempart autour du président dafa am rôle coordonnateur di coordonner action wu président de la action gouvernementale te moom yàlla may na ko quand même vision politique may na ko même bu ñu bokkul maa ngi moom façon politique xëy na moom am na école bu mu dem politique man de mosuma def benn école politique sax man damaa ñëw rek le cheveu dans la soupe ne ci capax dugg ci daal di commencer nag waaye nag man ni may def ci politique dama yaakaar ne moo baax sax ndax man dama def politique topp ma ay Marx ak Lénine ak Sambata Ndiaye dama ko def ak conviction bi ma gisee ni ñu def Macky Sall ma xam ne liggéeykat la nit ku gëm liggéey la ñu bëgg koo faagaagal muy doom jàmbur ma ne lii man lenn rek dootuma jooy naa ci sax jooy faju ko xataraay faj takk sa ndigg ba mu dëgër janoo ak Ablaye Wade moo koy faj man nitu conviction laa lu may gëm lenn wala ma bañ kaa gëm te lu ma gëmul duma ci dugg ci biir politique boobu ni nga ko waxee da nga cee dugg comme un cheveu dans la soupe ni ñu koy waxee waaye gis nañ ne bëri nay gàllankoor am ñu ne sax ku mel ni Mahmoud Saleh jubóowu leen Mahmoud Saleh jotewu ma ak moom dara xam nga fi mu nag moom mooy amul nëbboo ñun dañuy gëstu rek di wax waaw jotewu ma ak moom dara waaye man ku tudd sama leader rek mais Mahmoud Saleh da koy jàppale nag moom da koy jàppale waaw da koy jàppale xëy na mën na am da koy jàppale mën na am tamit man daal awma problème personnel crypto-kerper parce que bokkuñu fu ñu jóge bokkuñu waaso bokkuñu cosaan bokkuñu dara lu ñu mën a tax ñu janoo wala ñu toog politique rek lay doon te politique boobu nag man ni ma ko gisee mooy man sama leader kenn du ko tudd kenn du ko taas ku ko tudd rek mbaa nga taas ko ci noo xam ne ni d'accorduma ci du ma ci mën a ànd ak moom mais sinon jotewuñu dara vraiment jotewuñu dara. Alioune Badara Cissé aussi kaam posé na problème biir APR. ñu xam sax sa relation tuuti ak moom. biñ ko xawee wàccee yow est-ce que amuloo lu la naqari. ba léegi am naa lu ma naqari. tey laa ko gën a xam wax naa ko kañ. wax naa ko parce que daf ma ci interpellé. wax naa ko ci ñëpp xam nañ ne man ba ma interpellé yi tamit dama ko ne gis nga man taxawaay ba ma taxawaayoon bi ñu nekkee ci opposition ku mer ma dem jëli la man loolu laay def parce que damaa bañ li daloon Wàdd dal la ku mu àndal ren bu déwénee parce que nit di nga ànd ak moom nul n'est parfait man geddoon naa fi loolu lu nekk xajoon na ci meroon naa waaye moom dafa nekk nit ku am sago président Macky ku am sago la te yow boo meree aussi moom
xam naa daal ku yàlla defar la macha allah dana dal dana tey ba yow di nga dellu si sa xel dina dellu si bu sa xel dellu see waaye digganteem ak Alioune Badara Cissé lu ma metti lool la parce que Alioune Badara Cissé ci ñi tax parti bi taxaw la Alioune Badara Cissé dafa théoriser ci parti bi boole nañ leen nag am na yu nekk seen diggante yoo xam ne am na yu ma xam am na yu ma xamul waaye lu ma metti la yàlla miñ tim xam na ko man ndax man tàggoo benn neexu ci waaye bii moom ci yi ma gën a metti la bu ma sañoon dañuy fexewaat ba jubóowaat ñu andiwaat ko parce que dafa liggéey ci parti bi nag daf ci liggéey ba dara taxawul ba dara dul dara théoriser ci def ci ñaqam def ci xalaatam tey bu ñu toogee ba ñu dem pouvoir même lu mu jum doom xam nga am leket toj leket du tax nga bari leket di nga am sa doom mu def la loola naqari waaye du tax nga rey ko da ngay xam ne rek loolu la yàlla dogal xëy na yàlla may na ko bii faiblesse wala dara moo tax nga war ko donc sàng sutura man laa wax sàng sutura si c'est le cas xam na bari na yu ñu wax nga xam parce que nga seet li nga digaaleeg moom lam la defal lam la liggéeyal ak lam la apporteel te am na ginnaaw nag quand même nga seet loolu mu jaral la nga delloo si ko ngeen àndaat Sénégal jëm kanam. mais fas yéene nga dox ay jéego ngir kii Alioune Badara Cissé mën a dellu si waat. def naa ko parce que man dama dem seeti sage yi ba ma gisee ne bariwul ñu ma parce que xam nga haute que je me mette dafa bari ci politique. maanaam ku dem rek nit ñi yàkkamtee jël sa place. am ku yàkkamtee jël sa place. voilà donc ma woo sage yi le tonton le doyen Sall maa ngi koy saluer au passage. muy nit ku baax ñu ñëw fii nekk 5 sages ma ànd ak ñoom dem ba kër Alioune Badara Cissé ñu waxtaan ak moom mu wax ñu position wax ñu xalaatam ñu ciy dox nag yoonu fexe ba nu ñu leen jubale parce que loolu mooy defar njaboot waaye de ku ne ku sikk rek nga sànni wala ku juum rek nga sàqwu nga daanni kon li daloon Wàdd daf ñuy dal maa ngi ñaan jigéenu APR yépp même góor ñi sax parce que man yaayu ñëpp laa ñu joxante loxo liggéey pour vision président Macky Sall mën a ak politique am mën a réussir maa ngi ñaan tamit ñëpp ñu àndandoo ak Benno Bokk Yaakaar waa Benno bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ba jot nguur gi ñu ànd liggéey ñeneen ñi nga xam ne tamit bëgg nañu ñëw pour jàppale président Macky Sall ñu yaatal ñu bokk liggéey parce que moom dafa ne la patrie avant le parti kon parti bi rek keneen koo xam ne kii am nga sa xalaat am sa xereñ am sa xel bu rafet am sa expertise soo ñëwee dañuy def sotti ci ak dolli ci rek lay nekk ñu ànd liggéey Sénégal jëm kanam loolu daal laa doon ñaan ñëpp ñu joxante loxo liggéey pour président Macky Sall mën a réussir mandaam ndax moom coow waxu ci dara liggéey rek la xam. surtout que sax ñu ngi dem ci élection locale nga xam ne dajale force yi moo gën a xàjjale leen élection locale yooyu ñu ngi lay tudd ci Mermoz Sacré-Cœur da ngaa fas yéene samp sa ndënd incha allah maanaam candidate nga pour mairie Sacré-Cœur waaw parce que c'est pas la première fois en 2009 boobu parti bi 2 mois la am 2 mois ñaari weer la am man dama nekkoon candidate Dekkal Ngor ci commune bi en même temps Macky nekk ci Benno mais teewul man comme demaloon sama bopp daal moo gënoon daal sama xel ma demee yi tamit kenn ridiculiser wuñu parce que parti bu am 2 mois am 900 voix te amuloo moyen 225 000 la ñu amoon ci budget xanaa yow yaay wut sa yeneen lañ ñu jox parti bi jox du moins 200 000 après ñu jox ñu 25 000 pour repas donc nga góorgóorlu taxawal parti bi dugg ci kër yépp nag te loolu dafa baax sax parce que bi ma nekkee ci candidate ci 2 di ànd ak sama rakk yi ki ma lay wax sama rakk bi Babacar Ndiaye ak équipe bi ma àndal ak kii nekk léegi sama garde du corps Jean-Michel Santos génération 80 ñu ànd di wër ci commune bi moo tax ñu baree bari fu ñu dugg
ñu ne ñun day doom dañoo bëgg Macky Sall ndax liñ ko def daf ñoo naqari loolu moo dafa bokk na ci li may suñu parti doole parce que dañ daan wër amul benn kër ci Mermoz Sacré-Cœur boo xam ne dugguma fi ak sama équipe bi te amoon nañu ñu fi ëppoon doole et je crois qu'on est arrivé 3e il y avait Benno ensuite PDS le parti au pouvoir ñu jël 3e Idrissa Seck gis nga bu ñu tasewaan ak moom ci commune bi dina am lu mat 80 voitures yore ay gaynde bu ko defee ma ne xale yi ñun sama oto la woon ak beneen oto nañ leen làquti fii di leen tàccu ba ñu romb parce que dañuy écraser te ñun ñoo ko battre à plate couture ci commune bi te daan na fi dox lu mat ay 80 voitures su cortège am jaaree ñun ñëpp dañuy làqatu ci koñ di xool di leen tàccu parce que bu ñu naroon a jàmmaarloog ñoom du sotti ñu taxaw di leen tàccu ba ñu jàll ba dem ñun tam ñu continuer jël suñu tànk kër gu nekk ñu dugg fa kon man en 2009 donc kër gu ne dugg naa fa pour implanter parti bi donc loolu nga fas yéene defaat moom laa fas yéene bu ci yàlla àndee ma yàlla may wér ak tal incha allah damay bëgg a briguer la mairie de Mermoz Sacré-Cœur parce que niñ naan maa ko dooñ foofu Mermoz Sacré-Cœur moom amul koñ bu ma fa rëcc amul quartier bu ma fa rëcc maanaam mokkal nga ko ba mokkal naa ko rumbux waaw moom temps bi xoj nañu dañuy jeexal rek ci benn gala boo fi organisé woon ngir wut ay fonds ngir jàppale sénégalais yi ci wàllu solidarité dégg naa xaalis bu bari nag nga fa jële soxna si xanaa man ñaata million la woon bari xaw naa takku de waaw mais ba léegi gisuñu fenn foo joxe xaalis bi de dafa mbaa denculoo ko denc nañ ko kañ ñi ko kii bi nu mu tuddati le comment dire le comptable Ahmadou Mbengue Diop moom denc na xaalis bi nu ngeen ko fas yéene utiliser dañ ko nar a dem nag jox ko nag ñi nga xam ne ñoo ko yeeyoo par exemple xam nga foofu dama fa nekkoon en partenariat ak sama collègue Eva Marie Coll Seck ministre de la santé la couverture médicale nekk fa en partenariat avec Maître Youm l'acte 3 de la décentralisation ak sama collègue Benoît Sambou la citoyenneté ak comment dire le délégué à l'action sociale Mansour Faye di sama doom di sama xarit moom tamit ñu nekk en partenariat donc mu nekk lu réussir parce que ak tamit en fait le ministre des affaires étrangères kooku sax président moo ma ko ci dollil comme xawoon naa mer tuuti li may def daf ci doon ko neexale woon daal waaw daf ma ko doon mu ne ma naa ci boole jàppale na ma ba pare na ma ne boole ci ministre des affaires étrangères parce que y avait les ambassadeurs y avait tout parce que c'était de la CEDEAO voilà c'était pour rebondir sur la rencontre de la CEDEAO bi ma meree sama borom kër moo jël avion ñëw ne ma doo liggéey pendant 5 ans ba pare di bàyyi noonu da ngay taxaw xeex parce que boo demee ça veut dire da ngay daw alors ma ne ko dawuma dama doyal mais mu convaincre ma xam nga nit ku nekk sa borom kër am na lu mu mën ci yow donc mu convaincre ma te regretté wu ma ko ndax nit sama maam daf daan wax bopp buy am barke nopp buy dégg cay sax bu doon man rek kon pare naa ci yëf yi génn naa ci bu yàgg mais mu ñëw jar ko mu jàmmaarloog man daan ne ma nag da ngay organiser jàppale sa leader li mu bëgg politique sociale am bi nga def un dîner débat nit ñi débattre ci ngeen vulgariser ko loolu nga ko mën a jàppale parce que man yow yaa tax ma bëgg a Macky yow yaa may wax Macky lii suba Macky guddi Macky ngoon nga tëb tey nga mën a lii ak laa man ànduma ci ak yow ñu ci àndewul ak man nag ma déglu conseil am yi te regretté woo ko parce que ba dîner ba on attendait 250 personnes on a eu 280 waxagoo ma xaalis bi nu mu toll te billet bu nekk 50 000 xaalis bu takku la daal nañ multiplier rek 250 par 50 waaw gis nga ni nga ko waxee xaalis bi xam naa war na takku lool waaye nan nga ko fas yéene joxe ci ak yan kuréel ngeen ko nar a jox d'abord ñi ma nekkoon en partenariat la ministre de la santé madame Eva Marie Coll Seck taxaw ci lool taxawaay bu rafet a rafet kooku am na ñoo xam ne ñi xaalis bi yelloon nañ ko ci di ngeen ko jox enveloppe incha allah dinañ ko jox enveloppe dinañ ci jox aussi
la fondation Servir am na ñoo xam ne ñii ci sama gox moom daf leen di dimbali bu leen di dimbali foofu ma feelu ko fa donc ñooñ dinaa leen ci jox dinaa ci jox aussi les jeunes parce que jeunes yi ñu ci bari bëgg nañ ku leen soutenir te Benoît Sambou mi nekk seen ministre sama xarit la lool donc lu mu jàpp dama ciy jàpp moom it dinaa ko jox enveloppe voilà je crois que waaye boo gisee may insister ci loolu ndax ni ngeen ko fas yéene doxale parce que xam nga lii di traque des biens mal acquis dafa nekk benn cheval de bataille ci seen gouvernement ba tax na kon kuy woote sangu da nga caa war a jiitu kon xam naa ne moom leeral ak bañ a luubal moom xam naa ne di ngeen jaar ci yoon woowu ba tax na traque des biens mal acquis président wax ñu ci faj yi ñëw na sax ci xaw a ibbi bunt ne négociation war naa mën a am yow noo ko gisee waaw xam nga kooku gis-gis la am na yeneen façon gis-gis waaye man li ci am solo rek mooy xaalis bi ñu luubal ñu delloo si ko rek ba nga xam ne dinañ mën a tax ñu mën cee même bu dee am na aslëf bu ñu fel waa comme liñ daan wax indi 80% jël 20% yi denc moo gën ñàkk di loolu yanu na maanaam moo gën ñàkk bu fekkee ne mën nañu am lépp c'est tant mieux waaye bu ñu mënee tamit ñu négocier xam nga loo gis rek da nga koy def ak intelligence xam nga tëj nit ki mu jaral ko mu toog fa fukki at wala fukki at yoo xam ne xaalis bi du jariñ dara sénégalais nga négocier ak moom mu andi dara néew ma ñu bàyyi leen noonu ñu dem ak xaalis bi de waxuma loolu waaye bu fekkee ne ñoom ku tëdd kaso ba nag jaral nga denc sa ay millions tëdd kaso ak kaso ni mu mettee ak sa njaboot ni mu koy yëge waaye ku ci am tuuti xel di nga xam ne delloo la nga luubaloon te génn di vivre normalement ci niveau ba nga war a yam defe naa ne moo gën man dàquma ñu waxtaan ak ñoom parce que denc nañu nag waaye li nga denc tant que génnewuloo ko du jariñ kenn dara buñ fa toogoon 100 ans aussi xaalis bi génnul du jariñ dara sénégalais ñun li ñu soxal rek te loolu du sax loo xam ne lii dafa nekk rek ci boppu président wala mu nekk ci bopp ñi ànd ak moom c'est une demande sociale gis nga fu ñu dem ci conseil des ministres décentralisé yi loolu la ñu banderole yooyu lañ ñuy defal loolu la population yi di njëkk a laajte c'est une demande sociale même président bu bëggul woon ko sax commencé nañ ko ba pare dañ koy yeggale si am na ñuy jiiñ nag président ne dafa bëgg a suul waxi enrichissement illicite ñenn ñi sax nee nañ loolu tax sax mu bëgg a bàyyi Mimi mu dem comme moo porté woon combat boobu xam naa ne daal jàpp yi ñuy jàpp nit ñi du lu ko neex parce que dafa laa biir waaye nag moomu yoon dafa am xam nga dafa am séparation pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire donc moom mënatu ci dara yoon day doxal yoonam mais ci xolam man xam naa d'ailleurs benn bis mën nañ ko interpeller da nga koy yërëm sax mu ne leen defe ngeen ne man ñi ñuy jàpp te ñu nekkoon sama xarit lii neex na ma. waaw mais ku ñu jàpp te gisuñu dara xanaa ñu war laa mën a bàyyi nag. waaw mais dañoo dem gis procès. waaw dañ bañ a gis dinañ gis kañ. am na lu ñu gis kañ am na yéen tam xam ngeen yéen tam. li ñuy wax naan Karim Wade war naa mën a am liberté provisoire par exemple ñu tudd ko est-ce que yow d'accord nga ci. maanaam mu toog loolu de yëfu yoon ba bañ ko war koo juger. comme sama xel màccul ci yoon daal. man jàngale laa xam. damay bàyyi yoon mu doxal yoonam. da ngay daw question bi rek. daw ma ko de damay bàyyi yoon mu man jàngale daal boo ma waxoon jàngale. ni ñuy téye rek ni ñuy corriger ak ni ñuy bindee dissertation loolu dinaa waaye yëfu yoon. kooku sama xel màccu ci naa ko bàyyi ñi nga xam ne ñooy spécialiste yi. waaw madame Badiane njuy nga ma rek waaye ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi leen di gërëm man tam di leen sant surtout. yéen ñi ma jox occasion ma mën a wax li nekk sama biir xol. yéen tam mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal ci seetaan bi ngeen seetaan seen émission amul nëbboo. amul nëbboo nag ni muy amee àjjuma bu jot bu 21h30 jotee maanaam 9h30 ci guddi nu muy amee chaque jour ñuy jàngat li nga xam ne moom la dëkk bi di doxee. di invité ay kàngam di invité ay ñoo xam ne dañoo am ndombo tànk ci réew mi ngir ñu waxtaanee réew mi nu muy doxee ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dox daje àjjuma bii di ñëw jërë ngeen jëf. merci merci beaucoup merci. merci madame. merci beaucoup. dañu tëj bor yi di ñu tëj ba tey jii
duñu rëcc